بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqatihi al-fa'izin ar-rabihin amma ba'du. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ñëw kon ba tey ci suñu jotaayu tafsirul Qur'an ci suratul Ma'arij suñu jotaay bi weesu wala ci jotaay yu weesu ñi ngi yamoon fi borom subhaanahu wa ta'ala di waxe ba tey ne walladhina hum fi ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina gaa yi nga xam ne maanaam gaa yu baax yooyu nga xam ne dañoo jokk seen borom subhaanahu wa ta'ala mooy gaa yi nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seen alal haqqun cër boo xam ne ma'luum bu ñu xam la lis-saa'ili ñeel aji laajte wal mahrum ak kañu xañ kon li nga xamante ne moom mooy li ñu gisoon ci suñu jotaay bi weesu surtout moom mooy shurut yi nga xamante ne ay shart yi nga xamante ne ñoom la cër bi gën a mag ci cër yooyu te moom mooy azaka shart yi nga xam ne moom la làmboo bu ñu xoolee kon ci li lëmu rek mooy globalement gis nañ ni nekk jullit maanaam islam dafa bokk ci shart yi azaka yi gisoon nañ ci ne fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom shartu wujub wa sihhat ma'an lañ ko def maanaam mooy shartu ne dafa war ak nako noonu dafay wér waaye ñi ci des dañ ko def rek shartu wujub ngir ne ci alalu jullit yi la war a génne comme ni ko aaya bi waxe wa fii amwaalihim nekk ci seen alal yi donc kon alalu jullit ñi la war a génne te dinañ ci ñëwaat hadith sayyidina Mu'az bi radiyallahu ta'ala anhu daf koy junj bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne fa in ata'uka fa'alimhum anna allaha iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min fuqara'ihim min aghniyaihim ila fuqara'ihim kon loolu moom mooy ginnaaw bi ñu la ko nangulee mais loolu maanaam mooy ne sayyidina Mu'az radiyallahu anhu ñu koy yónni Yaman daf ni ko suñ la innaka atayta qawma ahlul kitab maanaam yow da ngay dem ci ay nit ñoo xamante ne waa ahlul kitab la maanaam dañ leen a joxoon téere léegi yow kon bu boobaa soo demee nga jàngal leen baatu seede yi mooy baatu laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam léegi su dee déggal nañ la ci loolu fa in ata'uka li zalika fa'aluhum anna allaha iftarada alayhim 5 salawatin bayna al-yawmi wal layl na nga leen xamal ne buur yàlla subhanahu wa ta'ala farataal na leen juróomi julli ci diggante guddi yi bëccëg maanaam loolu mooy ordre de priorité waaye loolu terewul kon juróomi julli nekk ay farata yoo xamante ne xattaa ba ci yéefi kon fuqaha maliki rahmatullah niñ ko waxee noonu amaan na mooy li gën a dëgg insha allahu taala parce que après ci ginnaaw bi ci la ko waxee ne suñ la toppee nag nga xamal leen ne buur yàlla subhanahu wa ta'ala dafa farataal ci ñoom seen azaka maanaam mooy sarax boo xamante ne dañ kaa war a génne ci seen alal yi ñu jël ko ci ñi nga xam ne ñooy ñi woomal ci ñoom jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñàkk ca ñoom beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy kon d'ailleurs ci l'islam boobu am na ci benn point bu am solo mooy ki murtad maanaam ki nga xamante ne dafa murtad moom ndax dañu koy génn day war a génne azaka waa wala déet keneen ki moom ki nga xam ne moom yéefér la mooy lu ñu tudde kaafiru asli nga xam ne yéefér la ci cosaan kooku moom gisoon nañ ko ne kooku duñ jëlee ci moom azaka li ñu jëlee ci moom mooy ay xeeti ndàmpaay maanaam yoo xamante ne nguur gi moo ko koy teg maanaam mooy jizya wala yu mel noonu bu doonte borom koo xam ne rahmatullah wuute nañ ci li nga xam ne mooy bu ñuy jaay ñoom li ñuy jëlee ci seen njaay mooy juuti googu ñuy jëlee ci ñoom juuti googu ndax juuti la goo xamante ne dafa aju ci le fait que mu nekk xeetu ndàmpaay boobu muy jizya gi wala dañuy jël juuti gi parce que tout simplement loolu taxawaayu azaka lay doon loolu borom ko wuute nañ waaye ala kulli haal dañ koy jël léegi mu am ñi nga xamante ne ñooy kon yéefir bi nga xamante ne maanaam moom du kaasu ko asli maanaam moom jullit la woon cosaan mais daa murtad maanaam daa jékki-jékki ne man daal islam bi doyutuma wala boog man weddi naa wala bañ naa et cetera nekkatuma jullit
kon bu boobaa moom day daal di jàpp ne mboolem li nga xamante ne moom moo tegoon ci kawam day teggee mais léegi kooku noonu su tuubee ndax kooku day génne azaka borom ko xam ne rahmatullahi alayhi ñoom ci ñi gën a bari ci ñoom dëppoo nañ ci ne du génne azaka waaye fuqaha shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu ahankay kooku day génne azaka waaye ci kaw mu tuubaat maanaam azaka day war ci moom at bu jot mais duñ ko wax mukk ne na ko génn lu dul ne dafa tuub su tuubul nag azaka gi wàcc maanaam doot ko warati ci anam googu maanaam kon moom bu tuubee moo tax moom bu tuubee at bu jot dañ naan ko ah yow day fukki at ak ñu nii dégg nga yàlla nattoo la nga nekk yéefe fukki at day sàmm waaye nag comme que yàlla indiwaat na la alhamdulilah sant yàlla waaye sa alal gi nag da nga ciy génne azakay fukki at yooyu yëpp maanaam at bu jot da ngay xool la nga amoon na nga waroon a toll na nga waroon génne azaka nga génne azaka kon al islam waxoon nañ al bulugh ak al aql ne duñu sart ci ñu génne azaka maanaam mooy sam xel maanaam ñëw wala boog nga nekk koo xamante ne da ngay matal foofu loolu tam waxoon nañ ne du génne azaka maanaam parce que dañuy résumé du tax ñu génne azaka wuuteeg li Hanafi yi wax rahmatullah am ne ñoom loolu day tax ba duñu la génneel azaka waaye gisoon nañ ñu li gën a dëgg insha allah mooy mazhabu jumhur rahmatullah alayhi beneen charte bi nga xamante ne mat na bàyyi xel mooy yéene waxoon nañu yéene tamit ne da nga ko war a def maanaam ngir génne asaka mënoo ko génne mais loolu charte si xanaa ngir mu wér na du charte wujub du charte ngir mu war gisoon nañ tamit ne ngir mu war charte wujub bi bokk na ci mooy li Hanafi di tuddee milkiyatul mutlaqa ñi nga xam ne ñooy jumhur di ko tuddee al milku tam maanaam mooy moom gu mat buñ doyal ci kaw loolu bu ñu xoolee indi woon nañ ci ay cas de figure yu wuute yu bari mais bu ñu xoolee liy tënk mbir mi mooy ne Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom li ñuy bàyyi xel mooy alqabdu mooy nëb mooy téye alal ci loolu moom moo tax fekk alal gi yow téyewoo ko rek doo ci mën a génne azak loolu moom moo tax ñoom bor yi yeeg yooyu yéen yu bari ñoom nga gis ne duñ ci génne azak maanaam bor yi xeetu bor yi boo seetloo daan ko yëpp duñ ci génne azak yu bari maanaam yi ñu leen ameel laa bëgg a wax maanaam yi ñu leen ameel ak yi nga xamante ne surtout démarres yi et cetera que buñ ko jotee même bor bi nga xamante ne sax dañ leen ko ameel te ñu yaakaar ko sax maanaam da ngay gis ne ñoom il faut que ñu jot ci doo ko génne azak et cetera doo ko génneel azak maanaam doo ko commencé di ci génne azak maanaam daal ci gàttal ñoom al qabdu la ñuy bàyyi xel mais tamit loolu daf leen yóbbee tamit ci par exemple al abdul mukatib maanaam jaam bi nga xamante ne dafa nekk di bindu contrat ak ki ko moom bam ne ko soo ma liggéeyalee nangam dinaa la danga may fay par exemple ñoom loolu day tax ba abdul mukatib day génne azaka parce que pour ñoom comme jaam boobu jullit la te yor na alal bi maanaam mi ngi ko téye et que moom au moment où mi ngi ko téye bay mën di def contrat ak ki nga xamante ne moo ko moom sangam ngir mën bu ko fayee alal jooju dina mën a tax mu génn te moom mi ngi téye alal bi boobaa day daal di génne azaka maanaam ci kaw loolu kan ki nga xamante ne tamit moom mooy prisonnier bi day génne azaka et cetera maanaam ñooñu ñëpp dañuy génne azaka naka noonu ki nga xamante ne dafa tukki mais par exemple koo xamante ne daa jóge woon France dem Amérique mais France am na fi alal Amérique la amul alal kooku moom day mën a jot azaka Amérique comme ni ñu koy gisee incha allah mais sauf que ndax alal ji nekk France au moment où moom mi ngi ak moom fii France boobaa day génne azaka da ci génne azaka naka noonu ki nga xamante ne tamit dañ koo saisir maanaam en tout cas pas saisir mais dañoo bloquer alal bi maanaam dañ koo bloquer maanaam mooy dañ koo geler c'est-à-dire que nguur gi dañ dafa am ay enquêtes yu muy def soo xam na ay pour fraude fiscale xeet yooyu di xool ba xam en attendant wala boog am na benn enquête bu ñuy def ci benn luubal wóoru ne moom ci la bokk wala boog moom la et cetera mais nañu xool en attendant compte bancaire yi dañ koy geler et cetera par exemple kooku moom dina ci génne azak xam nga lu tax parce que dafa téye alal ji mi ngi ak moom ce qui fait que suy paree rek day génne lépp azak alors que boo xoolee ñeneen ñi ñoom li ñu bàyyi xel mooy
quwwatul tasarruf maanaam kattan gi nga am ci mën a soppandiku ci alal gi la ñuy bàyyi xel gis nga après nag ñoom léeg-léeg ni ñuy interpréter mbir moom mooy wuute rek tout simplement selon cas de figure yi mais ci jotaay bi weesu leeraloon nañ ko bor bi nga xamante ne mooy lu ñu tudde woon tamit al faraaxu min ad-dayn d'ailleurs balaa ñuy dugg ci waaw wala ñu wax ci loolu al faraaxu min ad-dayn mooy denc bor gisoon nañ ni bu fekkente ne Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bor ak nu mu mënti mel du tere nga génn ci asaka maanaam mooy bu fekkente ne bor bi su ma ko boolee bor bi nga xam te ne maa ko yoreel nit mais bu ma ko boolee ci sama alal jii ma yor su ma leen boolee affaire bi day mat ni sax day tax ma génne asaka te damay génne asaka ci ensemble li ma téye nii parce que gis nga ba tey ni ñu interpréter ku wotu tasarruf mooy le fait que ma am kàttan ci mën a soppandiku ci alal ji maanaam loolu la maanaam ma am kàttan ci mën a am pouvoir ci exécution ak administration ci lan ak gérance ci alal ji loolu moom mooy tax ñu ci génne asaka ñoom loolu la ñuy bàyyi xel ko maanaam jumhur loolu la ñuy bàyyi xel muy Maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah mais sauf que léeg-léeg ni ñu koy interpréter rek mooy wute moo tax Shafi'i rahmatullah alayhim par exemple ci buntu boobu ñoom dañoo jàpp ne bor du tere kenn génne asaka parce que am nga pouvoir ci mën soppandiku ci li nga def donte da ngaa yoreel keneen mais jox nañ la ko te da ngaa dafa mel ni loo moom alors que ñeneen ñi ci des ñoom dañoo jàpp ne mooy bu dee bor bi lay teree génne azaka ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne il faut que ñoom dañoo tàqale diggante amwaalu baatina ak amwaalu zaahira yi amwaalu baatina yi mooy alal bi nga xamante ne moom mooy comme wurus ak xaalis ak liy taxaw seen taxawaay compte bancaire et cetera xaalis yooyu nekk foofu loolu su dee dama ci am bor nga xam ne bor bi su ma ko génnee dootul matati ni sax day tax ba du ma génne asaka maanaam day tax ba du ma génne asaka mais su dee su ma ko ci génnee tamit du tere mu mat ni sax bu boobaa damay génne asaka mais loolu comme niñ ko waxee woon charte bi moom mooy aw ma beneen alal bu ma dundee feneen lu dul alal ji mais su dee am naa jeneen alal ju muy dundee feneen maanaam bu boobaa du tere mu génne ci asaka comme niñ ko xamee léegi nag bu fekkente ne jur gi la ak mbay meeg yooyu noonu loolu bu ma ci amee bor du tere ma génne asaka parce que comme niñ ko gisee woon maanaam tey buñu nee la bor lan nga am ci bor maanaam boo nee damaa ami bor nit ñi duñu xalaat ne damaa am bor ci xar yi wala ci mbay mi wala yooyu déedéet allahuma ba mu des bu dee xanaa bi lay rahmatullah wutal nañ ko benn teqantal boo xam ne gisoon nañ ko tamit moom mooy ñoom dañoo jàpp ne bii lay tere nga génne asaka mooy bi nga xamante ne bor gi dafa lëkkaloo ak mbir mi ci jëmmi boppam maanaam bu dee par exemple financement bi la ci bopp jëmmi boppam maanaam financement bi ñu la defal ci affaire bi ci boppam moom la bor bi ne kon loolu day génne asaka ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy Hanafi rahmatullah ñoom ci buntu boobu comme yaa ngi téye alal gis nga ñoom noonu lañu ko interpréter comme yaa ngi téye alal gi du tere ñu génne ci asaka mais rek da keni li nga xam ne moom mooy sawaa'im yi mooy jur gi loolu lañ ci bàyyi xel mais yeneen yi ci des moom bu da nga ciy génne asaka maanaam mooy mbay meeg yooyu boo ci amee bor du tere nga génne asaka maanaam day tere nga génne asaka maanaam boo ci amee bor voilà maanaam du tere plutôt du tere nga génne asaka bii mais day bu dee alal boo xam ne or la wala xaalis wala taxaw seen taxawaay mooy comme monnaie yi wala jur gi ñoom effectivement danañ tere nga génne asaka voilà kon loolu moom mooy ci wàllu bor après gisoon nañu tamit ne bor bi aju ci xàqu mbindeef yi boobu moom la ñuy wax maanaam moom moo lay tere nga génne asaka mais bor bi aju ci borom bi subhaanahu wa ta'ala du la tere nga génne asaka mooy comme loo xamante ne da ngaa waroon def kafaara par exemple wala yu mel noonu loolu du la tere nga génne asaka voilà léegi kon muy beneen kon charte boobu charte wujub la tamit léegi charte li nga xamante ne moom mooy beneen charte bi tax ñu mën a génn azaka mooy al-hurriya mooy nga nekk gor voilà parce que lu tax parce que jaam yorul alal en fait jaam day am alal da koy mën a yor da koy mën a liggéey mais moom du ko moom parce que ki ko moom mooy kan mooy boroomam maanaam sangam moo koy moom mooy moom alal bi moom jaam bi mooy moom alal bi allahuma ba mu des léegi nag
fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne que ni borom maanaam sang bi ak ki ko moom tamit maanaam sang bi tamit du ci génnee asaka xam nga ñeneen ñi dañ ne muy Hanafi yi Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi ñoom dañ ne sangam moom moo ci génne asaka parce que moom waa ji moomaale ko alors que Maliki rahmatullah dañoo bàyyi xel ne maanaam moom bu ko doon jaay day jaayaale alal bi maanaam buy jaay jaam bi xam nga noonu la booy jaay jaam da ngay jaayaale alal bi ba mu des soo ko tëralee condition ne mais nag alal bi moom fi lay des damay jaay jaam bi mais alal bi moom fi lay des boo ki koy jënd nangu loolu boobaa effectivement boobaa doo jaayaale alal bi kon ñoom loolu moom moo tax ñu teqale diggante boobu ñu jàpp ne kon ki nga xam ne moom jaam bi tamit bu génne azaka ci alalu jaam bi voilà bu génne azaka ci alalu jaam bi léegi li nga xamante ne kon moom mooy yeneen ñaari charte yi ci ëpp solo moom mooy li ñuy tuddee an nisab wa xawlaanul xawl nisab ak xawlaanul xawl yooyu ay sabab tamit lañ maanaam loolu moom moo tax souvent bu ñu naan la azaka nit boo laajee nit de manière générale borom moo xam ne ko damay génn azaka charte yi ñu njëkk a wax yëpp léeg-léeg mën na la ko bañ a wax parce que yooyu en général day faral di mat ci nit ki mais mat naa xam parce que mat na bàyyi xel mais ci bor bi tamit gisoon nañu fuqaha Maliki rahmatullah bor bi nga yaakaar maanaam teqantal biñu ci def maanaam bor bi nga xam nga ne dañ la koy fay bu dee mudir gisoon nañ ko wala muhtakir la wala boog loo xam ne dañ la koo dig rek maanaam mais yoroo ko maanaam nga gis ne amoo kon ku watu tasarruf ci mbir mi gis nga xam ne amoo ku watu tasarruf te mooy loo xam ne dañ ne la dinaa la ko may saa yi maa la yoreel 500 euros incha allah 500 euros laa la yoreel maanaam te man joxuma ko du ma mën a boole ci lu may génne azaka voilà wala boog jigéen doo xamante ne xëy na alal bi te gis nga loolu maanaam alal bi kii bi da jox nañ ko xëy na baay bi lañ ko jox wala ndijaay bu yeggee ci bàjjan yi moom ak ñu mel noonu moom daanaka mën na ci génne xelam maanaam alal ji nga xamante ne moom lañ ko joxoon ngir ca nekk bu dee en tout cas ñoom ci wolof yi moom bu fekkee alal bi dañ ko jël lii soxna si kat maa ko doon denc waaw waaw lii day 10 millions la moom maa ko koy yéene jox naa ko mais waaw bismillah masha Allah daal di dem xëy na bu nekkee ci loxo baay bi sax tane na mais bu xësee ba jàll ci yaay bi dugg ci bàjjan yi kooku moom maanaam ndaw si mën na ci génn xelam bu boobaa du ñu mën a sax joxe azaka foofu parce que voilà téyewu voilà mais ala kulli xaalan bu ko téyee da ci génn azaka su ko téyewul du ci génn azaka mais boo xoolee foofu téye ko ak quwwatu tasarruf bi maanaam qabdu bi maanaam mën ko téye ak quwwatu tasarruf am kàttan ci mën ci soppandi ko nu mu la neexee da ngay gis ne dañuy daanaka tolloo léegi li nga xamante ne moom mooy ñu lu mat a bàyyi xel la ko am ci maanaam ñaari charte yi mooy nisab ak xawlaanul xawl nisab mooy gisoon nañ suñu jotaay bi weesu ñu ngi ko doon wax mooy loo xam ne dañ koo samp teg ko ngir mais alal bi fekk yéegul fii doo gën a parce que lu tax parce que alal dafa am lu mat a bàyyi xel ci alal ci buntu azaka mooy borom ko xam yi rahmatullahi alayhi suñu wax azaka dañuy bàyyi xel ki nga xamante ne moom mooy ki ñàkk ak ki am comme ni ñu ko gisee ci hadith Sayyidina Mu'adh bi ñu doon wax léegi radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tudd ne azaka dañ koy jëlee ci ñi am yóbbu ko ci ñu ñàkk kon mënuñu imaginer en même temps nga ñàkk ba pare am en même temps ci lu ñu joyal maanaam de manière absolue parce que loolu du mën a ne moo tax kii bokku fii day bokku fee maanaam ki bokkul ci ñi ñàkk dañuy bokk ci ñi am mais lan mooy différencier diggante ki ñàkk ak ki am loolu moo tax ñu wut ko bien sûr ci biir alal jooju tamit ma am na yeneeni condition ci nisab boobu bien sûr comme niñ ko gisee woon tamit ci jotaay bi weesu mooy masalan mu bañ a nekk ne da nga cee amee maanaam benn projet boo xamante ne soo ko ci defee wala comme da nga bëgg jënd kër nga xamante ne boo ko ci génnee azaka comme ni ñenn borom ko Hanafi yi wax rahmatullah soo ko génnee azaka maanaam da lay génne ci da lay dugal ci ñàkk maanaam da lay dugal ci ñàkk parce que
confortable gul maanaam amagoo kër loolu nag wute nag comme ni ñenn ñi yaakaar ne maadaama gi amaguma kër damay mën a jël asaka déedéet maadaama gi ne maanaam feek ne amaguma kër te damaa bëgg a tabax kër alal kon damay soxla sax man ñu jox ma asaka pour ma mën a gaaw a tabax kër gi déedéet mbir mi tamit lu demee noonu ngir ne boo ñàkkee ci wàll gi mën ngaa am ci wàll gee et que asaka kon dafa am ci anam rek boo ko mën a jëlee ak anam boo ko dul mën a jëlee maanaam bu dee kooku noonu maanaam loolu tax muy jël asaka comme ni ñu koy gisee incha allah kii jël asaka il faut que mu am condition yu mu nekk pour mën koo jël mais ki am alal ji nga xamante ne moom mën na ci génne asaka kooku moom mooy ki dul jël asaka tamit moom it du jël asaka léegi nisaab googu nga xamante ne moom la ñu samp bu fekkente ne bokkul ci li nga xam ne mooy maalul kunya yi parce que waxoon nañ la maalul kunya loolu kenn du ci génne asaka loolu tamit waxoon nañ ko loolu yëpp dañ koy préciser waat à chaque fois parce que pour dañuy bañ mbir yi jaxasoo moo tax ñuy soxla di préciser waat mooy alal di nga xamante ne dama koy jëfandikoo comme masalan sama téere yi du ma ci génne asaka parce que ngir jëfandikoo la jaayuma ko dama koy voilà et cetera ordinateur bi noonu et cetera maanaam yooyu du ma ci génne asaka yi nga xamante ne moom la ñuy génne asaka mooy yi nga xamante ne dañ koo teg pour jaay wala boog mu am valeur marchande wala mu am valeur fiduciaire maanaam or wala xaalis wala et cetera wala yu mel noonu wala mu nekk benn ci yi nga xamante ne moom la ñuy génne asaka maanaam loolu tam lu mat a bàyyi xel la parce que c'est pas parce que yor naa ay téere yi nii rek maanaam école dafa cher effectivement parce que alal du bari la këni dama ci def maanaam këni man mënuma maanaam damaa war di joxe asaka wala boog mënumaa jël asaka déedéet maanaam mbir mi du loolu déedéet loolu mat naa bàyyi xel maanaam ngir ne dafa am ay yeneen conditions yoo xamante ne ñoom ñoo ci ay beneen kon loolu am solo la et que kon kër gi nga xam maanaam nit ki buy tabax kër loolu moo tax fuqaha Hanafi rahmatullah mbooloo ci ñoom jàpp ne buy dajale alal jooju muy dajale ngir mën a tabax kër parce que kër dafa am solo loolu wala projet boo xamante ne maanaam ci li muy liggéey la ci jëmmi boppam maanaam mooy daal su fekkente ne il faut que maanaam daal ci gàttal mooy condition il faut que mu ëpp ay aajo maanaam il faut que alal ji ëpp ay aajo mais loolu boo ko tegee noonu rek joyal ko day nekk loo xamante ne lu compliqué la parce que nit ku ne même boo yoree ay milliards sax léegi da ngay nga yore milliards ba pare doom maanaam alal ji ëpp sa maanaam matul sax say aajo parce que da ngaa am ay projets yu bari am ay entreprises yu bari et cetera donc condition boobu loolu du condition bu dëgër maanaam loolu il faut ñu bàyyi ko xel loolu du condition bu dëgër d'ailleurs loolu moom moo tax mbooloo ci borom koo xam Hanafi ci seen bopp mu dindi condition boobu maanaam ñu dàq ko léegi yii yëpp moo tax borom subhaanahu wa ta'ala samp nisab maanaam mu samp li nga xam ne moom mooy nisab bi ci anam goo xamante ne day tax ba alal ji fekk yéegul ci sëy boobu noonu duñ ko génneel asaka et que bu fa yeggee ba pare mu am beneen condition mooy xawlaanul xawli mooy mu wër at bu boobaa dañ naan waaw yow nag génn nga ci soxla ak aajo yow ci li ngay ne loolu ay nekkatul rek ay aajo dëgg-dëgg mais ay mustahsanaat la maanaam xeetu luxe maanaam say bëgg-bëgg dëgg yi tax léegi yow ci luxe lay duggatul ci domaine u besoin nekkatoo dans le besoin mais yaa ngi ci quête de la luxe voilà wala la quête du luxe voilà mooy ci li nga ne luxe nga bëgg maanaam mooy lu neex quoi lu rafet lu gën a jekk-jekkal voilà yow sa dund ci jekk-jekkal la ne kon loolu mat naa bàyyi xel léegi nisaab boobu comme niñ ko gisee hadith Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu nekk ñaar Sahih Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon expliquer doon wax lan mooy nisaab ci lu ne voilà mu ne laysa fiima duuna xamsi zawdin sadaqatin min al-ibil ne maanaam ci li gën a tuuti juróomi gëléem azaka du ci am maanaam mooy ngir man ma génne ma yoroon ay gëléem ngir ma mën leen a génneel azaka ginnaaw condition yi nga xam ne moom la jur war a matal moom ci boppam
dafa am maanaam il faut que gëléem yi mat juróom bu dee nag la faw mu mat fanweer su matul fanweer su ma yoroon ay nag bu ñu matul fanweeri nag maanaam bu ñu demee ba nekk ñaar fukk ak juróom-ñeenti nag du ma ci génne asaka fokk ñu mat fanweer su dee xar la ñeent fukk xar maanaam ci lay génne asaka mooy 40 su ma yoroon ay xar feeg yéeguñu 40 du ma génne asaka suñ demee nag ba yéeg 40 ci lay génne asaka su dee yenn bi saa sam ne wa laysa fii ma duna xamsi awaqin min sadaqatan min waraqin bu dee ci xaalis lu gën a tuuti juróomi awaq mooy ugiya maanaam ugiya benn ugiya 40 dirham la mooy ñeent fukki dirham la looloo tax juróomi ugiya mooy 200 dirham mais du bu marocain bi wala yeneen yi ci déedéet dañ koy natt ci comme liñ la wax ne la ci jotaay bi weesu que ni juróomi awaq yi mooy juróomi ugiya yi dafay def 595 grammes maanaam benn ugiya bu nekk 2,975 grammes lay def ci xaalis bu pur ci argent pur maanaam métallu argent bi métal bi ci lañ koy génnee ci lañ koy natte ngir génne ko tey buñ ko doon natt ci njëg googu lañ koy natte maanaam tey nit ki bu yëggul ci 595 grammes ci njëgu xaalis ci marché bi bu waree génne azaka loolu lay xool ndax matal na su ko matalee mu nekk nisab su ko matalul du am nisab borom xam-xam yëpp nag dëppoo nañ ci ne loolu 20 misqaal la maanaam kon dërëm yooyu mooy 200 dirham yooyu mooy mi atay dirham moo tolloog 20 dinar maanaam moo tolloog ñaar fukki dinar ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax maanaam te dinar yi te ñeent fukk maanaam ñaar fukki dinar et que benn bu ci nekk 4,25 grammes lay def moom moo indi ñu ne 85 grammes ci or mooy nisab ci or le fait que ñuy natt nisab yooyu ni or la ak xaalis la ba pare ñu jàpp ñaar yooyu et que ñaar yooyu duñ soppeeku loolu dafa am solo te dinañ ci ñëw ci ay masala yu tax yooyu am solo incha allah et que dinar ak wurus dinar ak dirham dinar mooy wurus wu ñu tëgg def ko xaalis def ko monnaie dirham mooy wurus wu ñu tëgg def ko xaalis moom lañ naan dinar ak dirham wurus wu ñu tëgg def ko xaalis monnaie mooy dinar wurus xaalis bu ñu tëgg def ko monnaie maanaam mooy dirham bu dee ci xaalis 200 dirham la bu dee ci or 20 dinar et que buñ koy natt nag léegi 85 grammes la ci xaalis ak lan 200 ak 595 grammes ci or man dañuy wax 600 grammes ngir arrondir mais 595 grammes la ci xaalis kon tey man su may génnee alal su may génnee asaka ci or wala ci xaalis dama koy natt ci mais su may xool ndax am naa nisab il faut que ma xool kuuru or bi lan la ak kuuru xaalis bi lan la buñ ko toppee nag ci ay weer wala yu mel noonu wala maanaam day gis ne day bouger lu bari mais mën nañ ni day tourner diggante 48 euros bu dee or maanaam benn gramme or bi day tourner ci 48 jàpp 50 euros 48 euros jàpp 50 euros ce qui fait que bu dee kon nisab ci or
day tolloog lu war a tolloog ci 495 non 4250 à peu près 4250 ay euros léegi bu ñu ko xoolee ci xaalis nag bu ñu ko xoolee ci xaalis dañuy gis ne nisaab bi lan lay tolloog dañuy gis ne moom ay 0,73 donc 0,75 euro maanaam 75 centimes d'euro la benn gramme bi di tolloo maanaam ce qui fait que xaalis bi bu dee boo ko nattee kon 595 grammes yi day tolloo ay 425 euros à peu près 425 euros côté yooyu lay wër ce qui fait que bu dee ci CFA kon bu dee ci or bi 2 millions maanaam 2 millions 890 mille à peu près loolu lay tolloo bu dee ci xaalis ci euro ci bu dee ci xaalis bi à peu près day tolloo après 290 mille francs CFA léegi fii benn masala day ñëw mooy yow ñaari valeur nga ma jox ñaari xayma yoo xamante ne xayma yi maanaam mooy xiima muy njëg ñaari xiima nga ma ñaari njëg nga ma jox ñaari xayma nga ma jox ñaari benn bu ci ne dafa sore ak moroomam léegi man nu may def bu boobaa dañ naan la bàyyil xel bu baax masala bi léeg-léeg ñu dégg lu bari ñuy ne ci nit ñi dañ ne léeg-léeg ñu dégg ko ci borom xam-xam yi jamono ji surtout ñenn ñi di wax benn ci yi nii maanaam ñaari masala la bu njëkk bi mooy ñenn ñi dañu ne or ak xaalis la Alxuraan waxoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam or ak xaalis la waxoon tamit kon CFA dalasi euro dollar yen livre ouguiya dirham ak xëy na dana am écho ñu ngi koy dégg ba léegi wax ji sax daa mel ne wàññeeku na ci baax a baax mais bon ñu tudd ko rek au cas où mu am incha allah ay écho yooyu ak yooyu noonu ñu ne ñooyu duñ ci génne azak ñu ne leen lu tax ñu ne parce que tout simplement yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam or ak xaalis la waxoon alquran or ak xaalis la wax jamono yeneen ci bi sax or ak xaalis lañ ko doon wax et que loolu ba boobaa wax jooju dañ koy dégg léeg-léeg ñenn ñi di ko wax d'ailleurs loolu day wane seen vraiment tënku gi ñu tënku ci maanaam nanguwuñoo dëppoo jamono daal maanaam nanguwuñoo jëfandikoo seenum xel loolu tamit am na ci ñi jàng maanaam ñi nga xam ne dañoo jàng ba pare duñ nangoo jëfandikoo seen xel mukk ñoom ay tarikat rek lañ maanaam dañuy tari rek foo leen fekk dañuy tari voilà ay tarikat lañ te tari bi ci la bokk mais léeg-léeg da ngay jëfandikoo sa xel loolu tax qiyaas existé boo xoolee usulu yu nay rahmatullah loolu tax ñu indi ay qiyaas ay masalihul mursala ñu di ko xool ak istihsan ak yu bari ci concept yooyu ñu di ko tudd looloo tax parce que su dul woon dañuy jëfandikoo xel moo tax mu am dalil dafa am ñaari xeet dalilu aqli ak dalilu naqli li nga xam te ne dalilu naqli la mooy li nga xam ne dañ ko toxal alquran sunna ijma et cetera wax qawlu saxaaba yi yooyu loolu ay dalil waxu saxaaba yi gis seen gis loolu ay dalil naqli lañ dañ ko toxal mais yi nga xam ne dalilu aqli la mais loolu dafa am da ngay jëfandikoo sax xel qiyaas mafaahim mafhum muxaalafa mafhum muwaafaqa et cetera masalih mursala et cetera yooyu yëpp istihsan saddu zaria mais yooyu yëpp ay maanaam dalilu aqli la maanaam sam xel ngay jëfandikoo loolu dafa am solo mais lenn lu ci nekk bien sûr il faut nga mesurer ko maanaam doo jëfandikoo sam xel nu mu la neexee non plus dafa am ay règles bien sûr léegi ñoom ay tarikat lañ mais tey bu ñu xooloon dëgg-dëgg dinañ gis ne alal xaalis or ak xaalis boobu ak suñu xaalis yi ñoo nuroo lu njëkk bi moom mooy ne or ak xaalis lu tax ñu koy wax moom li samaniya gi moo tax le fait que mu nekk njëg c'est-à-dire que moo tax ñu tuddee leen nuqud yi sax maanaam mooy ñu naan ñuy wax zakatu naqday ñaari naqd yi maanaam loo xam ne dafa am njëg mooy valeur fiduciaire mooy lu am njëg tey par exemple loolu moom moo tax or ak xaalis soo ko jëloon ci jamono yi moo d'ailleurs dañ ko daan tëgg def ko ay dirham ak dinaar muy monnaie ce qui fait que yow mooy li nga xamante ne soo ko yoree loo bëgg jënd da nga koy jënd
parce que yeneen mbir yëpp mën nga ko yor ba pare doo am li nga bëgg mais xaalis or ak xaalis soo ko yoree da ngay dem ci marché bi nga joxe ko comme maanaam jamono jooju nga joxe ko nga am li nga bëgg comme tey rek boo nekkee biir Sénégal nga yor CFA yu bari loo bëgg jënd di nga ko jënd alors que peut-être que ay valeur nit nga dul jënd maanaam ay ngor jom fulla yooyu mën nga ko bañ a jënd ca ñàkk d'ailleurs te du ci ñëpp am na ñoo xam ne yii ñoom rattak ñu di jox la ko moom nga léegi kay waaw yow jox leen rek lu doy jox leen ci lu doy rek ci ay CFA rek léegi nga gis seen valeur yooyu ñu jaay ko peut-être que nekkuñu fa woon aussi mais loolu moom mooy maanaam loolu boo ñëwee France mais euro boo ko yoree mais yow kay na nga ci yor lu doye loo bëgg am ko noonu donc la daan demee mais nit mën na yor oto mën na yor télé mën na yor kër mën na yor ay téere mën na yor leneen ak leneen bëgg leneen maanaam bëgg leneen lu bokkut ak yooyu te du ko mën a am parce que yoru parce que ki yor loolu moom soxlawul lii moom boo ko joxoon xaalis mu jël kon maanaam kon samaniyee kooku moom moo tax or ak xaalis ñu ciy génne kon comme que maadaama ne illa bi mi ngi fi te xam nañ ni loolu la te qaida bi dafa ne al hukm yaduuru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adaman atte day wër-wërloo ànd ak la taxoon atte bi ne fi fu mu mën a jaar bu fi atte bi nekkee ak maanaam bu fi tax gi nekkee mooy la tax atte bi am mu ne fi su fi atte bi su fi tax gi nekk mu dem d'ailleurs loolu moom moo tax tey boo yoroon sa or nii rek dem ci boutique bi wala dem ci magasin bi mën ngaa bañ a am li nga bëgg parce que léegi or ci jëmmi boppam ak xaalis bi ci jëmmi boppam valeur bi nga xam ne moom la amoon en tant que valeur fiduciaire mooy samaniya bi ak naqd gi dafa wàññeeku bu baax wala mu dem fi nga ko mën a wecceekoo ci ay place yu précis lañ yu ay voilà ay place yu leer yoo xamante ne dañ ko def ngir mën faa wecceekoo or ay lingots d'or wala yu mel noonu wala or ñu jox la xaalis et cetera wala tout simplement nga jaay ko mu nekk kon bokk ci urud tijaara yi mais sinon or nii rek boo ko bëggee jaay boo ci bëggoon a am alal tey maanaam boo ci bëggoon a am leneen tey maanaam bu ci boutique yi ngay dem wala yu mel noonu pour mën ko am facilement kon loolu mooy wane ne valeur bi or amoon ak xaalis bi mu amoon valeur boobu dafa soppeeku léegi dafa ñëw ci suñu monnaie yi ñu yor beneen bi ci des bi koy wane mooy yeneen weñ yaa ngi fi xeetu weñ yi mooy métaux yi fer mi ngi fi aluminium cuivre ak yeneen yëpp ay métaux la ñu amoon jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais kenn daanu ci génne asaka kon loolu mooy wane ni du question que ne weñ la kese maanaam weñ gi rek mu nekk wurus wala mu nekk xaalis kese moo tax ñu ciy génne asaka te boroom xam-xam yi rahmatullah ñëpp dëppoo nañ ci ne yii kenn du ci génne asaka fer cuivre aluminium zinc ak et cetera yooyu yëpp kenn du ci génne asaka même diamant ak yenn pierres précieuses yi et cetera yooyu yëpp kenn du ci génne asaka diamant zircon xaw ma lan yenn yëpp kenn du ci génne asaka léegi nag par contre lii bu dee wax nañ ko ba pare il faut que ñu préciser benn mbir bu am solo mooy ne yii buñ la waxee ne kenn du ci génne asaka maanaam kenn du ci génne asaka ngir jëmmam loolu la ñu wax mais su nekkee urudu tijaara maanaam boo koy jaay mu nekk wala ci benn entreprise boo xam ne day koy extraire après daf koy commercialiser yooyu noonu wala yu mel noonu wala mu koy jël di ko dajale mais ngir commercialiser ko dañ koy génneel asakay urudu tijaara asakay li nga xamante ne marchandise bu ñuy jaay la mu lañ koy génne mais pas asaka ngir jëm ni bopp alors que or ak xaalis dañ leen di génneel asaka ngir la ngir si jëm bi bopp loolu lu am solo kon wax ji ñuy wax ne maanaam waxu ñay aji wax ji mais wurus maanaam que xaalis bi kenn du ko génne asaka loolu waxu caaxaan maanaam jarul sax xëy na ñu ci taxaw mais comme que suñu jamono lañ ne bon ñenn ñi dañuy yàq xel te léegi voilà mën nañoo wax loo xam ne nu dana nuru dëgg fekk demewut noonu loolu moom moo tax kon mat naa leeral beneen bi
bi nga xamante ne mën na leeral foofu mooy ñaareelu masala bi te bu am solo la mooy ñaari njëkk yi ma tudd nii ci or ak xaalis maanaam ci wurus ak xaalis ak wuute gi gu mag gi nga xam ne moom lañ wuute du tere mu mën leen a génneel maanaam du tax da ba tey bu ma yoroon CFA wala ma yor ay euro par exemple wala ay dollars ma ne ah waa mais kon comment nan laay def quoi nan laay def est-ce que dama koy natt ci wurus wala dama koy natt ci xaalis foofu tamit masala bu am solo la foofu nag ñenn ñu bari ci borom xam-xam jamono ji da ngay gis ñu koy wax mais ci or rek lañ koy natt parce que dañ naan parce que ñoom dañoo destiné or mooy li nga xam ne mooy wurus mooy li nga xamante ne moom mooy fixé alalu réew yi ak alalu dëkk yi ndax effectivement ci banque yi mag yi wala ay lingots d'or lañ fay teg wala yu mel noonu dafa bari wala bo ñu ko nattoon ko ci cosaan parce que alal ci cosaan alalu réew yi effectivement ci wurus lañ ko doon natte mais depuis début année 70 plus précisément 1971 alal maanaam bon dama nekk di jëfandikoo miladiya bi maanaam ci calendrier grégorien donc ñoom dañoo natt dañoo jël alal bi xaalis maanaam mooy valeur u léegi xaalis bi dañ ko pointé ci marché bi pas léegi pointé ko ci or maanaam léegi kenn du ko natt ci or ci wurus déedéet dañ koy natt ci lan ci marché bi ak peut-être spéculation boursière yi ak yu mel noonu loolu moom moo tax dollar moom mooy li ñuy natte lépp boo ko xoolee suñu jamono ji lépp lu ñuy xool ci marché international bi ci dollar lañ koy natte maanaam dollar moom mooy waaj ak pétrole xanaa comme que ci lañ koy nattee ci lañuy natte lépp voilà moo tax ñuy xool ndax est-ce que yéeg na par rapport ak dollar bi wàcc na par rapport ak dollar valeur yëpp par rapport ak dollar lañ ko xool même marchandise même euro bi donc CFA bi parce que euro bi CFA bi daa takkoo ak euro bi takkoo boo xamante ne ni doom ji di namp ci ndeyam noonu la euro takkoowee noonu la CFA takkoowee ak euro maanaam nga xam te ne mënuñoo takkali ko nga xam ne doom ji di namp ni mu aaju woowee loroo ci yaayam noonu la CFA loroo ci euro maanaam kooku moom yaakaar naa ni ñi xam ni xaalis di demee yépp xam nañ li may wax maanaam jarul sax am njàng en fait pour xam lii jarul ngi nekk économiste léegi kon yooyu dañuy aju ci kuuru lan dollar bi ci dollar bi lañ koy natte kon valeur bi léegi soppeeku nekkatul ne ci or wala ci xaalis lañ koy natte kon léegi mooy génne azaka ci lan lay wax comme que dañ ni da ngay am ñaar téeméeri dirham wala ñaar fukki dinar maanaam 85 grammes or wala 595 grammes xaalis léegi su may génne asaka nan laa koy génne dama koy natt ci benn ci parce que nangam wala nangam loolu li muy tekki mooy bi ma ciy njëkk a jot ci boobu lay génne asaka kon ku yor lu tolloog 290 000 loolu am nga nisab wolof bu ko yor CFA am nga nisab 400 euros léeg-léeg day wàcc parce que day yëg day wàcc maa ngi fàttali ko ñaari at ci ginnaaw 258 demoon na 258 euros kon da ngay gis ne day yéeg ko wàcc lii nii c'est que fan yii nii la yéeg fa yéegaat maanaam njëgu or ak njëgu surtout njëgu xaalis bi dafa yéeg bu baax mais sinon day mën na wàccaat bu baax voilà mën na wàccaat bu baax kon da ngay gis ne loolu soo ko yore da ngay matal leen nisab da ngay matal nisab beneen dalil bi wane loolu mais ci xaalis lañ koy natte mooy ne li nga xamante ne ki nga xamante ne moom mooy mazhab ki mooy
mooy alquran xikma bi tax mu yoonal asaka te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jundu na ko ci hadith Sayyidina Mu'az bi ñu tuddoon radiyallahu anhu ci njaal benn jotaay mooy ne tu'khadhu min aghniyaihim ila fuqara'ihim dañ koy jël ci ñi am woomal ci ñoom ñu yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñooy ñi néew doole ci buntu alal ci ñoom loolu tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran ne kay laa yakuna dulatan baynal aghniya'i minkum su ko defee am gi koom gi bañ a des rek ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy way woomal yi ci yéen maanaam mooy ñi riche ñi rek bañ a yor alal ci di ko awante seen biir déedéet bu ko defee ñi ñàkk ñi tamit di mën a am ci alal gi maadaama ne kon boo xoolee lu ñu tuddee égalité sociale maanaam wala dindi inégalité sociale maanaam mooy ñi am di am rek di jëm kaw ñi ñàkk di gën di ñàkk maanaam ngir wàññi loolu ngir wàññi ko loolu kon mooy xikma azaka comme que loolu mooy xikma bi nag maanaam mooy illa bi mooy tax bi mooy tax bi loolu maadaama ne mbir mi loolu la demee kon munoo ni il faut que ma yor 4000 nangami euros wala 2,890,000 francs ma yor ko at ba at te soxlawuma ko may doog a génne azak parce que loolu dafa bëri ab wolof su yoree 290,000 francs CFA yoo xam ne at ba at soxlawu ci dara li muy soxla yëpp 290,000 yi ba yëngatuwul xàq-katal kooku war naa mën a génne azak mën na gën a wàcc loolu sax selon jamono yi maanaam mu dem ba jege 200,000 kese kon selon kuuru xaalis selon xaalis ndax day yéeg wala day wàcc voilà boo xoolee même xaalis boo xoolee loolu tamit beneen dalil la ci parce que or ak xaalis du ñoom ñoo fixe déedéet léegi dollar bi moo fixe or ak xaalis di yéeg ak wàcc euro di yéeg ak wàcc di ko gën a rëy wala léeg-léeg mu gën a wàcc tuuti ba jege ko léeg-léeg mu gën a yéegaat et cetera livre bi et cetera topp ko wala yu mel noonu léegi da ngay gis ne cours marché bi selon marché bi ndax marché neex na wala neexul ci ñoom maanaam ci américains yi borom alal yi ndax marché neex na ci ñoom wala neexul mbir mi yëpp ci loolu dong lay aju ak gars yi ndax ñi ngi tiit waaw wala déet ñi ngi jaaxle wala seen xel dal na mbir mi yëpp ci loolu lay aju moom mooy spéculation yi boursière spéculation boursière affaire bi loolu rek ci la aju maanaam lii pour tënk mbir mi la rek voilà mais boo ko xoolee natt ba natt daanaka mën nga koo tënk ci lii kon bu boobaa da ngay gis ne dañuy génne xaalis monnaie mais que dañ koy natt ci njëgu xaalis pas ci njëgu or buñ demee nag jamono joo xam ne njëgu or bi moo gën a kawe moo gën a tuuti bu boobaa ñu di def ko noonu mais njëgu or ak njëgu xaalis jamono jii nii njëgu or bi daa gën a cher lool jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yi dañoo tolloo woon maanaam 600 grammes xaalis maanaam 595 plus précisément ak 85 grammes or dañoo tolloo woon jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njëg loolu kon moom moo taxoon maanaam loolu tam fokk mu leer kon su may génnee azaka ci or wala ci xaalis ci noonu laa koy maanaam dama koy natt ci xaalis dama ko natt ci or parce que su ma ko nattee ci or manque à gagner bi ci ndóol yi ci ñi amul ni ci ñi nga xam ne dañoo ñàkk day gën a kawe day gën a rëy ñu bari dañuy nekk ci woomal ak xeetu donkaase tuuti ba pare ñeneen ñi di ñàkk te alal di du ñëw ci ñoom te xikma bi tax ñu yoonal azaka moo nekkoon loolu dañ muy day réduire inégalité sociale kon loolu tamit mat na bàyyi xel beneen nag dalil bi te boobu moo gën a garaaw sax ci dalil parce que boobu dalilu naqli la maanaam xam nga waxoon nañu aqli ak naqli bi ci dalilu naqli la maanaam mooy bi nga xam ne dañ ko toxal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saa su ne suy wax xadiis yi wér yëpp lan la wax xam su awaaqi juróomi uqiya
min waraqin ci xaalis lay tuddul or au contraire tey bu ñu doon wax ne dañuy aju rek ci li xew ñu ne ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy dellu kon ci xaalis la ñuy nattee mbir mi parce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu tudd ci làmminam ne loolu ci li ñuy génnee azaka ci xaalis la mais or ak xaalis ñoo bokk valeur dañu maanaam en réalité dañoo nattee njëgu or bi ci njëgu xaalis bi lañ ko nattee faf loolu nag sew-sew la bu mat a bàyyi xel ñu bari gisuñu sew-sew boobu loolu day mabbal waxu mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ñi ci or lañ ko war a nattee si xattaa ba suñu jamono voilà hadith yi nañ xool leen yëpp loolu la ñuy wax voilà xattaa bi nekk ci sunan imam Abu Dawud laysa fii ma duna mi'atay darahim sadaqa wala boog fii ma duna xamsa awaqin min ad-darahim sadaqa voilà wa ma zaada fa bi hasabi zalik hadith boobu bi nekk sunan imam Abu Dawud maanaam lu gën a tuuti juróomi uqiya ci ay dirham amu ci sarax ba pare daal ni lépp lu ci yokk nag fa bi hasabi zalik ci kemuk loola la loolu masala bu am solo la tamit boo xam ne borom xam-xam yi wuute nañ ci nan lañ koy génne mais loolu bu ñuy génne azaka bi dinañ ci wax ci or ak xaalis ci instant bi dañoo toll ci nisaab bi et que dañ doon préciser rek que ni benn dañ ciy génne ci suñu xaalis yi ñu yor monnaie yi ñaareel bi ci des lañ doon préciser mooy lan mooy ne or maanaam dañ koy natt ci xaalis suñu jamono ji ci xaalis dañ koy natt kenn ko natt ci or parce que boo ko nattee ci or du baax loolu moom mooy ñu bari buñ ko bëggee jàpp ci or mooy yor nañu lu ne gàññ ba pare lànk nañ ne duñ génne asaka or ak xaalis nag lu tax ñu boole leen et que mu nekk benn mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfum mais surtout Alxuraan daf koo préciser ndax bi muy wax ci or ci asaka bi mu naan allazina yaknizuna dhahaba wal fiddata la boole ba pare daane wala yunfiqunaha maanaam boole leen benn damir ñi nga xam ne dañuy denc wurus ak xaalis ba pare wala yunfiqunaha te duñu leen génneel azaka fi sabilillah daal dafa bashirhum bi azabin alim da nga leen bëgg leen buggal bu metti voilà kon nga gis ne wurus ak xaalis lañ boole ñu nekk benn ci buntu boobu mooy loolu da nga gis dalilu iqtiran la loolu usul yu ne rahmatullah am nañu wax dalilu iqtiran maanaam lu wane ni dañ leen a lëkkale ci benn mbir moo xam te ne dañ ko def farata ba pare ñu jegewaat ko ñu tegaloo noonu du lëkkaloo loolu mooy wane ni ñoo bokk àtte kon ci kaw loolu wurus ak xaalis kon dañ koy génne azaka nan lañ koy génneele azaka dinañ ci ñëw insha allah taala ci suñuy wax ci naka la mel léegi ñu jeexale wala ci nisaab bi ba tey nisaabu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu dane wa laysa fima duna khamsat awsuqin sadaqa bu dee ci azaka yi mbay mi lu ñu mën a génneel azaka dinañ ci ñëw tamit insha allah ci lan lañuy génneel azaka ci mbay yan xeetu pepp yan xeetu lu ñuy dundee et cetera mais loolu bu ñu demee ba ci génne azaka duñ ci génneel azaka lu gën a tuuti juróomi wasaq mooy 60 maanaam juróom benn fukki saa bu nekk ñeenti mudd la mudd bu nekk ñaari liitar la ak maanaam xaaj gi ci tegu maanaam ñeent fukki ak ñett maanaam mooy 2,43 litres muy wax 2,47 mais 2,43 moo gën a précis ci litre 2,43 litres soo ko boole léegi ce qui fait que ni kon juróomi wasaq yi maanaam muy 300 saa yi 300 yi day daal di def lan day daal di def 729 litres comme 729 litres la ñu génne parce que
maanaam loolu li muy tekki mooy lan bu ma amee bërigo yoo xamante ne téeméeri litre lay def bàyyi ko xel am paan boo xamante ne ñaar fukki litre lay def am siwo boo xam ne fukki litre wala boog nañ jàpp juróom-ñeenti litre lay def léegi damay am kon juróom-ñaari bërigo ak paan ak siwo lii su ma ko amee ci li ma bay mooy ne dama war a génne asaka su fekkente ne jëmmi mbay moom dama ci war a génne asaka ndax du lépp ci li ñuy bay la ñuy génne asaka dinañ ci ñëw insha allah ci li liñ ci génne asaka bu dee arudu tijaara yi la li may jaay ak jënd li nga xamante ne moom mooy nisaab bi mooy nisaabu wurus ak xaalis donte Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañ ne nisaab bi ci liñ koy natte bu boobaa mooy ci li ma amee alal bi moom lañ koy natte ci loolu lañ koy natte maanaam mooy bu dee alal gi dama koo jëndee wurus wala ma jëndee ko xaalis waaye bu dee comme suñ jamono moom maanaam masala boobu daanaka day daal di tëb mooy ne li ma ko amee rek mooy ndax CFA wala dollar wala euro yooyu ci laa koy natte kon loolu mooy ansiba yi mooy nisaab yi nga xamante ne moom la ñu war a génneel asaka léegi yeneen yi nga xamante ne dañ leen di tudd muy rikaaz yi ak ma'adin yi maanaam mooy trésor yi may for maanaam jamono yu njëkk ña wala mbell yi mooy mine yi nga xam ne moom lay génne loolu moom yi may découvrir yooyu moom du ma ciy génne bu ma maanaam loolu amul nisaab maanaam loolu amul nisaab nu mu mënti toll maanaam comme li yent bi wax rek saa sama fi rikaaz yi xumus maanaam rikaaz yi maanaam ak mbell yi tamit ñoo bokk àtte moom 1/5 bi rek lay génne asaka kon ñu daal di yam foofu incha allah ba jotaay bi di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون